mbooloo nga xam ni ñoom ngay àndal di leen liggéeyloo mu ngi di am xaalis. أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يصلح بخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصلح سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وهب لنا وكلنا حسن الختام ربنا وصلي وسلم على النبي وسلم واهد به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mi ku ci nekk ci turam ak santam am mbégte bu baax a baax a baax ñëw fii tey toogal fii am mbégte bu baax ñëw dalal leen fii ci commune Patte d'Oie fii nga xam ne moom mooy parkingu stade Léopold Sédar Senghor damay tàmbale sama kàddu ci dalal leen jàmm bi ñuy yëg léegi ci tribune bi ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome ak le ministre Ali Saleh oo nañu ni ma président de la république nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm te mi ngi leen di encourager mi ngi leen di dalal ak jàmm lu tax ñu doxalee noonu mooy ci li ma gis ci mbooloo mi fi ne dafa mel ni lu dajale cosaanu Sénégal ñi fi war a nekk ñëpp ñu ngi fi te kenn amu fi benn fitna donc loolu dafay yëkkati taarixu Sénégal donc yéen ñi nga xam ne yéenay promoteurs yi di Mamadou Diagne ak Mamadou Dramé président de la République mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm à travers le ministre de l'Intérieur à travers le ministre de l'Élevage dama bëgg nag ñu may ma gërëm bu baax a baax président Adam di Aboukan gërëm aussi président FENAFO gërëm te foofu lay mujjee ñëw ci parrain yi mais nee nañu Olof Njaay mu ne bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy waa Patte d'Oie yii ma ànd ak bàjjanu gox yi ànd ak ambulant yi nga xam ne ñoo ne Patte d'Oie ñu ngi nee ci tribune bi ànd ak personnel bi ànd ak surtout nag conseillers municipaux yi ak identité remarquable yi tey jii conseillers municipaux yi ñu ngi fi agents municipaux yi ñu ngi fi population yi bàjjenu gox yi ñu ngi fi délégué de quartier yi ñu ngi fi sumay mbokk ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal ak jàmm. léegi nag maa ngi aussi gërëm di sant bu baax a baax pare yi nga xam ne ku ci ne li nga def ci bés bi yëg nañ ko di leen wax ni li ngeen def ci bés bi ñun ngeen ko defal di gërëm sunu mag ji nga xam ne mooy Lamine Diop démb ci ngoon laa ko woo ni ko su doon sama sago damay ñëw ba sa kër jël si la ànd ak suma mbooloo mais comme yàlla def na ni man maa war a dalal
moo tax ma jiitu leen fii pour dalal leen. gërëm bu baax a baax aussi yeneen parrain yi ku ci mel ne Sidi Daw ku ci mel ni suma mag ji di Modou Niang ku ci mel ni Abou Sey ku ci mel ni itam sama mag ji di Claude Demba Diop dëkk ci commune Patte d'Oie bi ak Omar Bao ak ñi ma mën a lim ak ñi ma mënul lim ndax monde élevage dafa yaatu donc yéen ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm sama administré mi ngi nii Alaaji Damlo moom itamit ñu ngi koy teg ci wàccuwaayam. man nag dama bëggoon yëkkati ay kàddu ci éleveurs yi sant leen gërëm leen ci teraanga ji nga xam ne defal ngeen ma ko tey yéen a tax incha allahu rabbi wax naa ko léegi ñi ma nekkaloon déwén boo leen fi ñëwee damay exposé ndax teraanga gi ngeen ma defal mu jóge ci ñoom Modou Niang ñii ak Sidi Ndaw ak Abou Sey te xam naa ne ñeneen ñi may waaj a jox yeneen teraanga léegi nag loolu tax na incha allahu rabbi boo leen ñëwee déwén damay exposé ndax bëgg naa ci trophée yi loolu moom éleveur bi la parce que man léegi éleveur la man bokk naa ci biir en tout cas éleveur yi di dellu nag di def beneen plaidoyer mooy boo leen seetloo tey fii stand bi niñ ko décoré ak liñ fi def ci ay moyens damay def beneen plaidoyer pour le monde de l'élevage parce que élevage yaatu na yaatu boo xam ne war nañ leen mën a sàkkal ay bërëb pour que boo leen di def lu mel nii doo leen tala dem ci Masamba wala ma dem di wut ay autorisation da ngeen di koy dugg ci seen place yeesal ko defaraat te fii ñu ne en tout cas maa ngi lancé solennellement autorité centrale yi ñu fexe ba réfléchir ci monde élevage yan bërëb lañ leen mën a sàkkal pour suñu def seen ay activité ndax lu tax ma wax ko dama bëgg déwén ma dalalaat leen dama bëgg at bu ne ma mën leen dalal parce que fi mu ne nii teraanga gi ngeen ma ji bëggatuma ngeen dem fenn di ko jëggaat en tout cas may naa leen te loolu samay conseil ma wax nañu ma cee mën a jox sañ-sañ ne leen fii at bu ne da leen fi ñëw at bu ne da leen ñëw ñu leen dalal am na nag nee nañu ku lim jum chimère dégg naa la bu baax ku lim jum mais dama bëggoon wax ni rek conseillers municipaux yi nga xam ne tey ñëw nañ fi te mënuma leen lim ñoom ñëpp jël naa seen nuyoo teg ko ci loxo Adja Awa Dia mi nga xam ne moom mooy deuxième adjointe au maire mi ngi fii ci tribune bi toog defe naa ni su ma ko joxee dina ko jox ku mel ni Maaw Fall dina ko jox ku mel ni Marème Fall ak yeneen élus yu mel ni Kiné Ndiaye ak ñi nga xamante ni ñëpp daanaka sax jotuñu gisante en tout cas moo yooyu laa bëggoon sànni di leen wax ni bés bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax te di leen wax ni aussi monde élevage commune Patte d'Oie tàllal na leen loxoom. am na ay projets yoo xamante ne ñu ngi am ci wàllu élevage am na ay projets yoo xamante ne ñu ngi am ci wàllu organisation bi en tout cas commune Patte d'Oie tàllal na leen loxoom bu baax a baax bu ko defee lépp luñ ci mën a waxtaanee lépp luñ ci mën a àndandoo ak yéen réaliser ko donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji soxlawul muy gudd wasalaam. ci kii ma jëm su wàccee teg saagam balaa dugg ci néegam wala muy nit kenn dëgg-dëgg ca xar ya lay dem xool leen ba xam daal benn xar xiif na wala benn xar lott na wala benn xar dëgg-dëgg taraayam jëm ci kii ma jëm da dawul tey de waxuma wax tey amul baykat soo ko masaan a dox wala nga ànd mu guddi mën na la téye ba fajar seetul dara xar rek lay seet
Modou Mbaye kat ak maa yàlla sonn ci ànd ak moom ñibbi fajar kon tey bu ko defee pare war na kooku mooy kan mooy soppi ñëpp bëgg lool Lamine Diop bii nga xamante ni mooy pare soo waxal moom mooy Modou Mbaye kat bu maa dégg dara Lamine rek laa bëgg ngeen wax ko lu baax bëgguma dégg dara Sidi Diaw rek laa bëgg ngeen wax ko lu baax bëgguma Sidi Diaw bëgguma dégg dara soo leen dee wax noonu lu baax na ngeen ci boole tamit ki nga xam ne kii mooy Marie Pierre soxna su baax si ci yéen kooku muy muur li ñaa ko bari doom may sa ngay barab jàpp baa nga ngay barab jàpp faa may naata yaa si ngay bañ sama ma sama seet moom dugg di yóbbu woon jéewul télé man may ma benn. maaleykum mbooloo mu ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen sant di leen gërëm tey ñaan yàlla yàlla dolli jàmm ji ndax jàmm ci la lépp masha Allah ci sama biir nuyoo yi fi may njëkkee mooy nuyu le maire bi nga xam ni moo yilif fii di zone bii di Patte d'Oie ndax dañ naan boo duggee ci kër da ngay jaar ci bunt bi te mooy bunt bi macha allah di ñaan yàlla defal ko jàmm bu baax a baax yoonam bi mu jëmit yàlla na ko yàlla leeral incha allah moom monsieur le maire di nit ku baax a baax macha allah parce que won nañu ko keroog ci cérémonie de lancement bi ñu ngi ko koy wax ni ko monde élevage moom beneen monde la waaye di nga xam ni lebal nga ñu keer waaye bu soobee yàlla nañ la fay guddi te mi ngi koy gis ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm sant gu am fu muy tàmbalee te amul fu muy yem macha allah suñu jógee ci loolu ñu dugg ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg muy lii ñu ne muy élevage bi nga xam ne yàlla daf ñu cee xiir ñu bëgg ko muy lu am solo lu yàlla bëgg dina bëgg ko ngar mi bëgg ko ndax li la koy won mooy ñii nga xam ni ñooy mag ñi nekk suñu ginnaaw yilif ñu lool di mag yi démb ci ñun tey bu ñu bokkandoog ñoom turbine di wax ci lii moo leen war ni lu yàlla gërëm la di sant aussi ñi nga xam ni ñoo gën a góorgóorlu ba yëf yi egsi fii ñu war ko jàllale jox ko suñu ay jarbaat ak suñuy doom ak suñuy rakk muy ñi nga xam ni ñooy yilif kuréel gi nga xam ni ci la ñu bokk ñun ñëpp muy président yi parce que dafa nekk mbir moo xam ne dañu àndandoo xalaatandoo ko ñu ciy liggéey kenn ku ci nekk ñu teg la ca bopp ba yaatu na nag ndax am na ki nga xam ni moom lañ ci njëkk a gërëm di ko tudd muy président Aboukan di suma rakk di suma xarit bañ nañ ko ba magu jàmbur ak rakku jàmbur la ñuy wax la ñu nuyonte du tey démb la président Oumar Sow aussi jiite Renades Sami Diakhaté mi ngi fii Adel président kii Dieng Bada Dieng Touba ak ñeneen boo limee ñooñu rek mën nañu yaatal mu gën a yaatu lii nag dañ koy sant yàlla suñu borom parce que démb la yàlla jàpp na ci ba mi ngi egsi fii dañ ñaan yàlla mu gën a romb fii ñi nga xam ni ñooy organisateurs yi ñoo créé lii di promoteurs yi ñi ci gën a fés di Mamadou Diagne ak Mamadou Dramé am na ñeneen ñu nekk ci ginnaawam ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que lii beneen jéego la boo xam ni fa mu jëm sori na bu ma bëggee ci tënk waxin bi aussi pare bi nga xam ni mooy ndeyu mbil gi muy Mamadou Lamine Diop ndax olof daf ni bis bu nekk dafa am borom lay tollool te nduru na ko ci teey ci yar ci yaatu ci bëgg lu baax li mu ciy def suba ak ngoon ñu di ko ci def du dara lu dul mu jëm ci kanam rek yàlla na ko yàlla doon lay jàppale yàlla guddal fanam wéral cëram yàlla leeral yoonam olof nag ni mu ni daf ni loo fi gis tey démb la ñu ne lëg bu lekkee alam na ko gërëm a coy loolu mooy mag ñi ñu jiital ci
El Hadj Mansour Mbodj tàyyiwul benn yoon toujours lu mu ci xam ñu gisu ko mi ngi ci biir El Hadj Mansour Mbodj ànd koog mag ñi nga xam ni ñoom la ko war a àndal ñoom ñëpp muy El Hadj Badara Gueye Père Mamadou Niang Gora Diaw El Hadj Gora Diaw ak ñeneen ci bokk ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que bu egsee fii ñoom la ñoom ñoo ko liggéey dama naan xale yi nañuy fàttaliku mag ñi parce que tey bu egsee fii ñoom la yàlla nañu yàlla doon la jàppale bu baax a baax ñu góorgóorlu ñoom nag ci seen tur laay wax ak ci turu parrain bi di Lamine Diop pour que ñi nga xam ni ñoo ko ŋànk nañu gën a góorgóorlu élevage dafa yaatuwaay bépp aussi dafay boole waaye du taqale nañu gën a góorgóorlu ci muy rafet di tegu ci yoon mag ñi nee nañu bu ñu wujjee nañu roy ndax wujje baaxul boo wujjee doo sori boo royee nag da ngay roy ci lu baax te kooku da nga koy yéene tey day tax ñu gën a dem ci kanam lii ñu fi teg ak fii ñu jëm muy concours bii ñu jëm nee nañu na ngeen ànd ak dal parce que li ñu jot a gis ci début bi ragalloo nañu ndax nit bu ñëwee di exposé si ànd ak lu mat ay 30 scooters faafaar yi commencé coow la bari dañuy bañ mu am anarchie dañuy bañ mu jéggi na ngeen gëm ni lii ñu teg ñoo ko mën a am mais mënuñoo am dañu bëgg yëf yi dem ca kanam moo tax ñu ñuy encouragé pour ngeen góorgóorlu surtout yéen ndaw ñi ànd leen doon benn bis bu yàlla defee kenn war koo jël ka ca des war a jël na kooku nuyoo kooku ñu àndandoo def jàmm kooku it ka ñàkk na góorgóorlu dem ca kanam bu ëllëgee mu jël ko loolu mooy tax ñu avancé loolu laa ni woon nañ leen ko ci dolli waxtaan ci ñu bañ a sori yàlla nañu yàlla defal jàmm nañu àndandoo doon benn liggéey jëm ca kanam dina baax incha allah jërë ngeen jëf. macha allah merci beaucoup. jërëjëf. voilà merci beaucoup. ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax s'il vous plaît. di profiter de ci occasion bi dalal bu baax a baax waa Saleka bu ñu nee Saleka seen xel dem ci Kaolack avec une très forte délégation à sa tête le président mon ami et frère Mamadou Gaye di ko dalal jàmm moom ak délégation di leen wax ne waa Saleka ñu ngi woo éleveurs yëpp du 23 au 27 décembre incha allah 2021 au cœur de ville de Kaolack. C'est le vice-président du réseau national des éleveurs du Sénégal ñëw tey ci bés bi ànd ak une forte délégation monsieur Djibril Wade moo fas yéene wax ci turu président réseau boobu muy monsieur Omar Sow. Djibril Wade, vous avez la parole. merci coach asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di leen nuyu ci turu président Omar Sow mi nga xam ni moo jiite le réseau national des éleveurs du Sénégal nekk koo xam ni aussi ku am taxawaay si élevage Sénégal surtout élevage daal bi nga xam ne moom ñu nekk mais aussi nekk ni si aussi nit koo xam ni ku am relation si nitu élevage yi nga xam ni ñoom la àndal. yàlla dafa dogal nag événement bi tey da ko fekk bitim réew te mu amoon yéene lool nag pour teew si pour tekki ko mais xam nga nitu état moomul boppam si mission la nekk mais xolam ak xelam ak xalaatam yépp mi ngi ànd ak yéen si événement bi et ñu leen di nuyu di leen sant bu baax di nuyu monsieur le maire mi nga xam ni moo dalal aujourd'hui événement bi am nii di nuyu les parrains di si jiital Lamine Diop di ko teg Mamadou Niang Sidi Ndaw Claude Demba Diop Omar Bao mais surtout aussi nag di féliciter bu baax a baax les promoteurs
2M Events ñi nga xam ni ñoo organisé lii ndax mën naa wax ni pour une première édition tey jii li tubaab bi wax naan pour un coup d'essai ça a été un coup de maître mooy lii tey koo gis ñu ni la c'est une première édition ay promoteurs privé ay ndaw ñoo ko xalaat ñoo ko organisé vraiment boo ñëwee fii di nga gën a am yëg-yëg gën a ñaanal ndaw ñi pour que lii ñu taxaw nii yàlla gën leen jàppale mais gën ci def parquet ndax lii ñun habitude bi na am di ko gis habitude la boo xam ni mbooloo ñooy boole seen doole seen xalaat di wër yi def ay moyens yu ne pour mën a organiser lu xaw a mel nii kon ñii tey def lii tey dama yaakaar ni ñu war a encourager la ñu war a aussi féliciter aussi élevage nag li mu baaxoo mooy et de manière générale sax lépp loo gis ci àddina mu nekk lu baax dañu ñaan yàlla muy am ay tànk kanam muy am ay jéego di jëm ci kanam lii tey jii ku ko gis wax dëgg yàlla di nga xam ni élevage am na doxalin bu mag a mag bu mu dox jéego bu rëy rëy élevage dox am na foo xam ne nag wax dëgg yàlla mën nga bañ a taxaw ndax loolu nag dafa nekk loo xam ne yóbbante la te yóbbante àq la ndax tey jii parrain bi nga xam ni mooy Lamine Diop dafa am ay relation étroite et très particulière ak le président Omar Sow président Omar Sow bis bi nekk bis bu rëy si moom mu bëggoon fi teew lool mu ne nag comme man nekkuma fi yéen bu ngeen fa nekkee rek teewal ngeen ba fa xam naa suñu teewaay mënul matale yéeneem ak kaddu yi mu war a wax waaye au moins ñu jéem ko jëmmal rek jéem a essayé ñun ci kii ndax Lamine Diop nit ku baax la un homme d'une grande générosité d'une très grande générosité man mi ndax ku ne xam na ni man mii maa yoroon tayir jeune mal la woon boo xam ni maa ngi ko jële woon si Lamine Diop tayir nekk doomu Bachir ak Marie Pierre mu jox ko jeune mal bu mu xam ni bi mu amee ay presque ay 7 mois 8 mois tayir boobu moo jur Mbargaan moo jur Balla Maysa ak sul loo xam ni gudd na mais joxaat na ma beneen jeune mal boo xam ni aussi doomu président la woon doomu président boobu ma jox moo jur Aram Bakar def naa aussi marqué na temps ak ay époque am Aram Bakar mi ngi bergerie Doroya si président Aboubacar kon nit ku mel noonu pour la defee loolu boo taxawee war nga ko wax ñu xam ne nit ku généreux ku ñàkk ñaan mais nag nit koo gis muy dem si àddina nit koo gis muy dem si àddina am na àndandoo am na compagnon boo xam ni bu la defarul rek mi ngi lay yàqal Lamine Diop nag ànd nag benn xale bu ñuy wax Mambay Diop boobu nag nekk yéen naa fidèle Lamine Diop defe naa fu Lamine Diop taxaw na fa lépp loo xam ne Lamine Diop tëree na ko wala ma yoxal doxal àggu fa wala jéem àggu fa Mambay Diop doxal na ko te yàqulu ko dara kon nag ñu ngi gërëm aussi Mambay Diop di wax ni xëy na peut-être temps bi xaw na gàtt te intervenant yi xaw na bari xam naa dinañ jéem a tënk wax loolu tënk wax ji foofu rek di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di wax ne am na mbégte bu baax suñu teewaay ci biir jërë ngeen jëf. merci beaucoup jërëjëf Fatou. am monument dans l'élevage du Sénégal viticole ñu ngi bëgg a jox kàddu gi un grand champion mbokk yi xarit yi ñu ngi bëgg a jox
une emblème de l'élevage du Sénégal mbokk yi ñu ngi bëgg a jox kàddu gi boo xamante ni il a marqué à jamais son empreinte dans l'élevage du Sénégal maanaam ki ñu bëgg a jox kàddu gi mooy le président de la fédération nationale de la filière ovine ki ñuy bëgg a jox kàddu gi mooy le président de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races mbokk yeeg xarit yi kii mooy bëgg a jox kàddu gi c'est le président directeur général de la bergerie Damel mbokk yi kooku mooy le champion Abou Kane que je demande d'applaudir très fort s'il vous plaît. moom nag dana jël kàddu ci organisation yooyu nga xamante ne moom la jiite mais itamit dana wax yóbbaale ki nga xamante ni moom mooy le président le parrain monsieur Lamine Diop. kooku kooku. mooy président Abou Kane. boo déggee Abou Kane nag moo doonu Amidou Kane maamam moo doonu Dédé moo doonu Baba Cheikh moo doonu docteur Fadel Kane di xarit si ndaw transitaire waaye bëgg loolu Lamine Diop maa ngi nuyu bu baax Abdou Aziz borom Kër Massar ak kan tubaarkalla macha allah ki nga xam ne mooy Marie Père dina wax président baal ñu rek dafa am lu fiy waaj a xew muy benn honneur boo xamante ni dañ ko prévoir pour defal la muy Diagne Modou ci li nga xamante ne bu ñu am kon lañ lay bàyyi maam Abou li mu am ci sens mérite. jërëjëf monsieur Kane vous avez la parole. jërë ngeen jëf ma door di nuyu monsieur le maire Banda Diop di koy jaajëfalaale si vraiment accueil bu mu ñu defal ba pare li mu ñu defal accueillir ñu si mairie parce que c'est pas du tout évident et pour dire vrai élevage ñun dañuy tourner rek on va dans toutes les mairies mais c'est rare de voir un maire se mobiliser autant pour un salon de l'élevage donc ñu la si jaajëfal bu baax a baax di nuyu le directeur Adama Sall di nuyu le directeur Claude Demba Diop di nuyu les procureurs Issa Ndiaye et Elias Diop di nuyu les présidents d'association yi fi teew man lim Djibi Wade Soubérou Diakhaté Bada Dieng président Gaye bu Rams président Baye Cheikh bu Agaro ak ñi ma jotul cité xëy na ñu ma gisul donc su ma tuddee le doyen Djibi Wade rek xam naa ni boole naa si président yëpp di nuyu suñu mag suñu papa le doyen Mansour Mbodj ak ñi mu àndal ñoom Alaaji Gorgui Diaw Alaaji Mor Niang Alaaji Mbuub ak ñeneen mu doon mag yu baax a baax ñi nga xam ni suñu tollee fi ñu toll en partie ñoom la parce que damay sant yàlla xale yu bëri actuellement dañ may woo di may naan yow yaay suñu idole yaay suñu royukaay ak yooyu yëpp mais ñun bi ñu fa tollee bi ñuy door ñoom Mansour Mbodj ñoo nekkoon suñu idole ñoo nekkoon suñuy royuwaay dañ doon toog man dama doon toog ma ne man gal laay mel ni baa bi donc loolu suñu tollee fii dañ ko si sant yàlla bu baax te mu jàpp bu baax si suma élevage di nuyu les parrains ñi nga xam ni waxuma parrain le grand parrain mais le parrain des concours suma mag suma xarit Modou Niang mi nga xam ni dafa yàgg si élevage bi ñu xamante du avant élevage bi la mais dafa yàgg si élevage bi man bi may door liggéey bu ma njëkk a def mooy jaay riz local pomme de terre local oignon local ak son de riz moom bokkoon na si sumay premier client son de riz ñi nga xam ni pour ay nagam la woon donc pour dire que yàgg na si élevage bi il avait un taureau extraordinaire un Gouzara taw bu góor la woon qu'il appelait Tanor boo xam ne su egsee rek su ko nee nii mu ñëw si moom donc loolu je tiens à le témoigner pour dire que
suñu waxee Mor Niang rek dañuy naan le petit-fils de Al Gore qui est là, j'ai oublié le nom, mais en réalité c'est un grand éleveur, il va au-delà du ladoum. di nuyu également Sidi Ndaw bi nga xam ni jàmbaar la si élevage bi mu ngi investir bu baax si élevage bi di créer aussi ay emploi di si profiter nag di koy ñaax comme ni may ñaaxee éleveurs yu bëri yuy génne moyens yu bëri nañu génn kër yi te dem si àll bi nañu génn kër yi si dem si àll bi. Actuellement on a produit des champions produire ngeen ñu gagné récemment Saxar moo gagné woon Louga. On a produit de la bonne semence, mais il est temps maintenant cette semence là ñu jël wasaare ko si àll bi te loolu buñ si xaar kenn ñu ñoo si war a jiitu parce que ñun ay entrepreneurs lañu. Donc yàlla may nañu on a les moyens d'avoir des grandes fermes, on a des moyens de construire des forages, de faire la culture fourragère. Pourquoi pas ñu def élevage semi-extensif jël suñu laadum yi boole ko produits locaux yi di produire des dizaines de milliers de moutons pour la tabaski parce que tey jii tabaski dañuy soxla 850 000 têtes 850 000 têtes le Sénégal soxla si tabaski te production locale bi c'est autour de 550 000 donc dañuy jéggaane 300 000 yooyu tey jii mun naa wax 30 éleveurs rek mun nañ ko assurer bu dee ku nekk def na 10 000 te loolu mun nañ ko ñii toog fii yëpp mun nañ ko donc dama leen di ñaax ñu jublu si loolu am na étape booy toll da ngay xalaat soo xalaatee sa bopp ba pare xalaatal lan nga mën a defal réew mi te yaakaar naa ni instant bi tollu nañu foofu di nuyu ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fi tamit te vraiment limuma leen di nuyu également les organisateurs di leen di sant di les communicateurs duñ leen fàtte parce que yéen fàttewu leen seen bopp waaw donc di wax organisateur bi je vous félicite pas pour avoir organisé cette belle foire, pas pour nous avoir réservé ce bel accueil, mais surtout d'avoir fait le bon choix par rapport à un homme bien, un homme généreux, un homme consensuel, un homme de valeur et surtout un grand éleveur, en l'occurrence Lamine Diop. Et yaakaar naa ni ce bon choix là rëccuwu leen ko parce que on a vu le résultat là ñi fi daje suñu xoolee toute l'administration du Sénégal fànn bu nekk am na ko fi toog suñu xoolee éleveurs yëpp kenn desul donc loolu lu am solo la di si profité nag pour wax si turu Lamine Diop mais balaa may wax si turu Lamine Diop d'abord dama koy témoigner suma affection dama koy témoigner aussi la reconnaissance de tout l'élevage du Sénégal parce que c'est un grand éleveur bi nga xam ni participé na bu baax a baax ci élevage du Sénégal man personnellement participé na suma élevage parce que tey jii mën nañu citer ñaari lignées yi nga xam ni actuellement ci élevage du Sénégal tey jii ñaari lignées yooyu bokk na ci ñi gën a fës mën naa wax lignée Dieyna ku wax lignée Dieyna da ngay wax magistrat ba ci Maxu Seydi Dramé moom nga wax lignée Bachir ku wax Bachir da ngay wax ba ci lignée ñoom roi Bachir bi nga xam ni communicateurs yu bëri actuellement c'est la tendance maa ngi naan temps yi léegi élevage bi ñu ngi koy bëgg a def affaire tendance donc boobu actuellement bokk na ci tendance bi donc ñaar yooyu yëpp loxo mu ngi ci biir parce que Dieyna je me rappelle au temps bi may def suma métissage bi ba aboutir ci yaayu Dieyna ma ne non du ma yem fii su ma amaatee beneen laay wax def na ma benn génération pour dire que vraiment suma métissage bi maintenant aboutir na ak laadum bu ñu bëggoon bi ma il fallait trouver un bon géniteur ma ñëw xëy gis un jour Bachir moom mu yor géniteur bi ñu naan Birame Diémé
ma ñëw ma ne ko jox ma ko mu ne ma non dama la koy abal rek ma ne ko ok bëgg naa ma jël ko temps boobu Birame Ndiémé ñu bëri dañ ko doon taxal naan métis la dugg na fi génn fële ma gis xar bi mel ni fas toll nu ko neex ma ne lii même bu dee métis la man bëgg naa dinaa si liggéey loo xam ni dinañ fàtte ni métis la ci laa ko jël indi ko suma kër bi mu ko indee suma kër ma ñëw Birahim mu ngi fa woon fekk Pa Mansour jox ma Birahim ma teg leen côte à côte bi ma gisee Birame Ndiémé ma ne bii moom du ma si boole wax ma jël suma téléphone woo Lamine Diop ma ne da nga ma neewoon da nga ma ko abal waaye di ma ko jaay par force wala ma nangu ko finalement noonu laa nangu Birame Ndiémé am si Dieyna vous connaissez la suite c'est Bachir j'ai fait exprès aujourd'hui pour mu ñëw mu indaale mon fils Bachir qui est là bi nga xam ni xaritu Lamine Diop la waaye nag na nga moytu Omar Sow mu ngi lay bëgg a coup d'état waaw moom it mu ngi lay bëgg a war parce que tuddee na Omar Sow xar à Galoya waaw donc j'ai fait exprès pour l'amener parce que je sais que ça lui ferait plaisir parce que Bachir bi ñuy wax bi mu ko joxee dafa xëy mu ne ma Bachir laa koy tuddee moom ma ko tuddee Bachir parce que c'était des amis te gis nañ Bachir lu mu liggéey pour dire rek su ma diggante ak moom dafa yàgg mu noon nit ku baax léeg-léeg man ñëpp xam na ni léeg-léeg man bon léeg-léeg ma débordé ma yaakaar ni Lamine Diop dina ma mere mais day jékki-jékki yëkkati téléphone nee ma Haalpulaar c'est l'amitié ñoom suñ ko parrainé c'est l'amitié donc cette amitié là bu ñu ko caaxaanee entre les éleveurs parce que avant tout ce qui nous unit lu noble la muy xar yi donc loolu xar yi daf ñu boole te xar gars yi dañuy faral di wax ku bon du bëgg du yar xar ku baax rek mooy yar xar parce que képp kuy yar xar ku nekk li nga gën a bëgg mooy ñu visiter la éleveur bu yor xar kenn du la visiter doo def 2 semaines nga arrêté donc éleveur loo am xar tu as beau être le meilleur li ngay ñaan yàlla mooy ñu lay visiter chaque jour et c'est ces visites là ce n'est rien d'autre que l'amitié donc ma ñaax éleveurs yi vraiment ñu fonk loolu ñu fonk loolu et li ma waxoon sànq di koy dénk si di ndaw rek moom laay dénk éleveurs yëpp tey jii on a un rôle à jouer si élevage Sénégal rôle bi ñu war a jouer seen élevage Sénégal mooy ñu fexe ba autosuffisance ñu am ko man loolu ça me tient à cœur beneen rôle bu ñu war a jouer au Sénégal aussi mooy ñu fexe li nga xam ni héritage bu ñu suñu maam yi bàyyi fii te suñu papa yi continuer di koy liggéey ak ñun ñu préserver ko ba pare yokk ko mooy lan tey jii ñoom Vieux Sada Sy créé nañu laadum ñoom Matar Mbengue ñëw développé ko ñoom Mansour Mbow ñëw développé ko ñun ñu ñëw nekk seen ginnaaw suñu rakk yi nekk suñu ginnaaw mais laadum boobu tey jii amul identité parce que on l'a pas homologué donc il faut homologuer ce laadum là loolu c'est une priorité l'homologation du laadum donc tey jii homologation laadum boobu foo la ñu mën a jaar ba bergerie yi gën a suqaliku homologation laadum bi ci la ñu mën a jaar ba éleveurs yi nekk des multimillionnaires parce que tey jii marché local bi dafa xaw a saturé ñu bëri fii ñu fi nekk dañu am problème pour jaay man damay faral di wax éleveurs yi ñun man suñu ma laajee lan mooy suma problème du ma wax aliment de bétail du ma wax ngooñ léeg-léeg sax éleveurs yi mere ma si am na ñu may ne sax léeg-léeg waaw yow kii actionnaire la NMA moo tax muy défendre gars yi mais dama wax suma aqulaay taalaay on doit apprendre à se prendre en charge donc ñun suñu véritable problème aujourd'hui du aliment bi c'est pas les coûts suñu véritable problème c'est la vente on a des problèmes pour vendre c'est une poignée de personnes ñooy jaay et cette poignée de personnes yii di jaay si seen biir cheptel c'est une poignée li ñu siy jaay donc loolu tey jii marché bi dafa saturé mais on n'a qu'à s'ouvrir à l'extérieur nag dafa am lu muy laaj parce que tey jii soo bëggee sa xar dem Brésil soo bëggee mu dem Amérique soo bëggee mu dem Saoud mais da nga xar bi dafa war a am identité dañ ko war a homologuer homologation laadum boobu nag ñun ñu ngi siy liggéey dañuy bëgg rek éleveurs yi jàppale ñu si donc ma yemale fi wax bi gudd na lool mais je pense que c'était nécessaire que ma wax ko jaa ngeen jëf
Merci beaucoup président jërëjëf macha allah kàddu yi rafet na may ñaan encore une fois ngeen tàccuwaat ma ce grand champion. Vraiment. moom avancé. ngeen nekk ci ginnaaw. Voilà, merci beaucoup. xanaa rek di leen fàttali wan ni ki nga xamante ni moo doon yëkkati ay kàddu léegi si ay élevage am na nag jàngul tubaarkalla macha allah lii juróom benn weer ñu ciy wax buñ demee ba mu toll fii ñu duppee ko Lamine Diop ki nga xam ne mooy Abdou Aziz Kër Massar toog ak naari darmanko yi ak ñoom sami maa ngi leen di seede ni Lamine Diop turandoo mooy borom bareeru ooma loo ko tuddee félicitation muy tudd waaye si félicitation li ma leen def si ndaw moom la sponsorisé waaw coach man Pierre ma yónni d'honneur de la première édition de la FIDA bés nag ni borom toll rek lay toll ñuy jégalu bu baax a baax waaye nit ci bésam lañ koy natt donc encore une fois merci beaucoup donc mbokk yi xarit yi votre attention s'il vous plaît ñu jox kàddu gi le parrain d'honneur de la première édition de la FIDA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp dafa mel ni sax kàddu bi amatu fa woon place parce que sama kàddu président Abou Kane wax na ko ba bare parce que yàlla ngi dogal fépp fu ñu jëm ñu tuddee ma ko bés wala événement bu ñuy ànd suñu àndee moom lay jox sama kàddu te wax na ko sànq bi muy commencé sama diggante ak moom dafa dépassé cadre élevage dafa dépassé cadre xar c'est mon frère loolu moo tax fu mu mun di nekk damay représenté fu mu nekkul it ma fekk ko fa dama ko représenté éleveurs yi dafa am sax ñu ma ciy tooñ naan ma yaay avocat Abou Kane foo toog kenn du ko tudd mais yàlla dogal suñu diggante yàlla nga yàlla saxal te rafetal maa ngi nuyu nag ñëpp ñu fi teew di niital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu papa suñu xarit ñu ngi toog gi Mansour Mbodj ñu ci teg Pa Gora Thiaw ak Pa Mor Niang ñoo suñu ay doyen ci élevage bi ñoo ñu tette wante dañu am cofeel bu jéggi dayoo bu ñu am ci man ma xam ko xëy na sax du may faral di wax ci mbooloo parce que yàlla dogal na leen bañ ma xamee ci élevage ba léegi su dul ci filaa bi yaakaar naa di dégg mu wax ci mbooloo wante nag su pexe amul wante maa ngi leen di sant ñoom seen teewaay bu baax a baax a baax bëgguma leen woon déranger moo tax woowuma leen sax yëgal leen ko wante ñoom ñoo ko dégg ne mënuñoo dégg ñu tudduma ci bés te mobilisé wuñ ñëw di nuyu également le maire bi ñu dalal mu jéggal ma parce que c'est l'autorité administrative suñuy tàmbali moom la ñu war a jëkk a tudd wante dafa fekk ne dama am bàyyi yoo xam bu ñu fi nekkee du ma sañ a tudd keneen te jiitewuma leen maa ngi nuyu également sama xarit yi fi nekk ñëpp duma leen lim parce que su ma limee juum parce que yàlla ngi dogal ne élevage bi li ma fi am ci xarit moo ëpp li ma fi amul ci xarit ndax daanaka kër goo dugg élevage boo dugg mbaar moo dugg samay xarit dafa nekk donc maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp seen taxawaay ci bés bi gis naa ko wax dëgg yàlla aw ma seen fay comme ni ma ko waxee Abou Kane sànq muy jël kàddu gërëm na leen ci sama tur ma dellu si waat rek ci feddali ngërëm sama wax mënu ci gudd lool parce que du weesu kàddu yi ngërëm maa ngi gërëm éleveurs yi bu baax a baax a baax di gërëm également Mamadou Diagne ak Mamadou Dramé ñi nga xam ne ñoo ma xool man mi nga xam ne xëy na matuma dara doy dina ñu jël bés bu toll nii ak bés bi toll tuddee ma ko maa ngi leen ciy sant bu baax a baax ci gërëm ci ñaan nag ñu baal ma nuyu ñaari nit rek ñoo xam mënu ma leen bañ a tudd muy Dame Lo ak Cheikh Diop parce que ay nit lañ yoo xam ne également
lu ma nekk ñu ngi ci xëj na am na ci ñoo xam ne sax li ñuy déggante bëriwul wante li mag ñi di wax ànd xoole ci gën a wóor parce que képp koo àndal dasan ànd tegu ci ay bët bu ngeen gëjee gise mu jeex koo àndal ngeen ànd nopp bu ngeen gëjee déggante ànd ba yàqu wante ki nga ànd xol bu ngeen toogoon juróom fukki at gisantewu leen bu ngeen dajee dafay mel ni kenn ku nekk démb la ñu gis moromam parce que kenn ku nekk fa mu nekk moromam mu ngi ci biir xolam moo tax maa leen ciy gërëm bu baax a baax di nuyu également ñetteelu nit bi mooy Badara Gueye di mag ci man di sama conseiller vraiment di sama mbokk maa ngi koy gërëm également bu baax a baax ci taxawaayam li muy taxaw ci sama bergerie bi gis naa ko li muy taxaw ci sama bépp mbir gis naa ko maa ngi koy sant également di ko gërëm parce que du ma guddal parce que répétition laay def Aboukan wax na li ma waroon a wax waru moon sax ñëw di wax donc maa ngi gërëm ñëpp encore une fois di sant ñëpp di gërëm ñu ma fàtte mooy sama sœur yi ñu cité sànq ñu jógee Thiès yàlla dafa dogal dama am wayjur ni may Sur Mbodj nekkee sama wayjur Góor Jaw nekkee ko ak ñeneen mag ñu nekk ci élevage bi noonu laa amee aussi wayjur yu baax yu nekkoon Thiès yàlla leen yàlla yërëm muy góor gi Pape Seck 10e taxawu na ma lu ma mën sàngoo ne également papaam wax dëgg yàlla taxawu na ma ñaanal na ma parce que nit boo yeggee ba balaa moo ñaanal ay njabootam jiital la vraiment fu mu waroon yegg na fa moo tax maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp seen taxawaay rëy na ci man seen taxawaay sur le terrain parce que du ci teew bi rek mais ci sama bépp mbir seen taxawaay biñ ci taxaw yëg naa ko rëy na ci man yàlla na yàlla fay mag ñi jiitu yàlla na leen yàlla xara aljana loolu laa amoon lu ma ciy wax di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur Sidi Ndaw. Mu war a recevoir léegi les deux organisateurs deuxième event muy transfert bu mag bi la ñuy waaj a décoré. dama ni transfert bu mag bi la ñuy waaj a décoré. Sidi Ndaw saa doon naa la ko xam ne ku mën kii la sëñ Abdou Aziz Mbacke xool ko ci lépp ni ko fekkal naa la grande Mouride Sade bu ko décoré ci seen Bamba ak moom bi ci jàmm yi ni ko wootee suñu sooro dans juma hôpital la mun ni jëm ji ñu ko jox na daala mooy sëñ Touba moo daawoo Cheikh Modou Moussa Mbacké sëñ Touba sëñ Moussa sa yaakaar danañ ko jox ma garanté décoré ko ko Adama son ami mais également son frère ndeysaan ñu bokk ndey bokk baay yaay xarit mais également ay wala xar mi mooy Aïcha balaa ma ko jox Aïcha la ndeysaan yaayu magistrat yaayu Gelawar en tant que mécène de l'élevage kii daf ñu jàppale macha allah dëgg yàlla daf ñu jàppale Adam lépp lu ñu soxla ci événement du suñu dem di suivre parfois téléphone dañ koy ni lii la ñu soxla mu def taxaw ci muy def discrètement nag moo te gis ngeen ba léegi sax mu ngi siy jàpp donc vraiment je tenais au nom de tous les éleveurs à lui dire vraiment merci tout ce qu'il fait pour l'élevage même les ministres de l'élevage moo xam naa si dara ministre de l'élevage bu fi jaar daf koy jël comme conseil c'est un homme discret vraiment qui abat un travail discret honnête généreux président Aboukan dégg ngeen kàddu yooyu discret honnête généreux ndeysaan témoignage bu am solo mu def ko à l'endroit de ce grand monsieur de l'élevage du Sénégal ndeysaan mi ngi noonu jërëjëf ko ci gis nga xar mi ñuy jox Claude de merci beaucoup voilà mi ngi noonu tàccu leen ko bu baax a baax s'il vous plaît eh oui Mouride Sadi deuxième iman mi ngi noonu ndeysaan décoré le grand champion ndeysaan Monia Maris merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup monsieur Abdou Seye anam les champions qui ont marqué l'élevage du Sénégal et à Amignon, Serigne Abdou Hakim Mbacké. Voilà. Et remercier tout le monde. Papa Ivan Ndaw, l'homme de Thiès, et Serigne Ndaw et famille. maa ngi leen nuyu di leen ziar.
mais marqué nañu seen empreinte cette fois-ci en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'élevage du Sénégal. Mesdames et messieurs, damay ñaan ngeen tàccul ma leen bu baax standing over ñëpp jóg taxaw s'il vous plaît ñëpp jóg taxaw s'il vous plaît ñu sargal ñaari champion yi nga xamante ne tey jii fila bi nga xamante ne moom la ñuy dund tey su fekkee ne nekk na réalité yàlla ak ñoom la ñëpp taxaw standing over ñu tàcc le champion Diagne Modou mu yëkkati kàddu fàttewuma les ambulants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mais zone Patte d'Oie ak li ko wër di remercier bu baax a baax le maire Banda Diop ci yaatal bi mu leen yaatal ci jàppale bi mu leen jàppale mais également ci boole bi mu leen boole ci boppam le maire Banda Diop encore une fois merci beaucoup encore merci beaucoup et merci. asalaamaaleykum wa rahmatulah bu Diagne pare ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jiital si li nga xamante ni tey jii nii mooy nuyoo bi mooy ki ñu dalal muy monsieur Banda Diop maire de la commune de Patte d'Oie muy maire boo xamante ni depuis le premier jour bañ ko seetee dañoo dalal ñun ñi nga xamante ne ñooy les organisateurs muy deuxième event incha allahu rabi moom kadoom spécial incha allahu rabi final bi nga xamante ne dinañ ko def fii incha allahu rabi final boobu moom maire bi kadoom spécial lay doon ndax yaakaar naa ni moo ñu dalal fii di ñaan yàlla rek ñu yegg seen jàmm ak salaam ginnaaw loolu ñu ngi remercier éleveurs yëpp yi nga xamante ne tey jii nii ñoo am qualité ci structure bi nga xamante ne mooy deuxième event ba indi seen participation ñoo waral foire bi mel ni mu mel di leen ci sant di leen ci gërëm bu ñu paree ci loolu dañuy sant ñi nga xamante ne tey jii nii mooy suñu accompagnateurs yi nga xamante ne tey jii nii ñooñu accompagner ba événement bi réussir ba mel ni mu mel di ci jiital ki nga xamante ne tey jii nii mooy suñu mag di suñu xarit ñu koy wax Mouhamadou Lamine Diop bi nga xamante ne mooy bu ñu jiitoo ci moom dañu ciy teg ki nga xamante ne tey jii nii mooy suñu protégé suñu conseiller suñu ndijaay suñu papa suñu xarit ñu gën ko xam ci Mamadou Niang bergerie Ladoum d'Or muy grand boo xamante ni muy ndijaay boo xamante ni yaakaar naa ni franc parlem ak sincérité ak générosité bu ñu ko dee wax yaakaar naa duñ fi jógee di ko remercier bu baax a baax borom Murid Sadiq bu ñu jógee ci doyen Mamadou Niang dañuy dem ci ki nga xamante ni tey jii nii mooy Sidi Ndaw borom CGTS bu tuddee Sidi Ndaw da ngay tudd ki nga xamante ni léegi président Aboukan wax na ko mooy da koy ñaax di ko ñaax di ñaax ñu mel ni moom ñu génn ci àll bi ndax li ñuy def gën a yaatu bu ñu jugee ci Sidi Ndaw dañuy dem ci ki nga xamante ni tey jii nii mooy Abdou Seye di jeune boo xamante ni tey jii nii li muy def élevage laadum yaakaar naa ne ñëpp teg nañ seen bët di ko remercier di ko jaajëfal dafa dem benn voyage bu ndaw nee na lu mu jàpp tey lu mu guddi guddi dina ñëw ci li nga xamante ni mooy cérémonie bi di remercier ki nga xamante ni tey jii nii mooy monsieur Banda Diop moom bi nga xamante ni moo parrainé catégorie agneau yi conseiller am xaritam ki nga xamante ni mooy Amadou Gueye Sensey wax na ma loo yi nga xamante ni tey jii nii maire bi mu koy prévoir yaakaar naa ni agneau yi bu ko jël yaakaar naa ni histoire retiendra incha allahu rabbi di remercier koo xamante ni tey jii nii ñu bari ba ñu jógee structure deuxième event tuddee na ko li nga xamante ni mooy catégorie agnelle dañ doon demandé ba xam dañ doon baax avocat ou pas déedéet loolu yaakaar naa ni lu dëgg la si ñun muy madame Kane Kadja sama premier doomu magistrat moom laa ko tuddee di koo xamante ni tey jii nii man sama xarit la. maa féddali kóllëre. waaw damaa féddali kóllëre donc moo tax ñu tuddee ko muy catégorie agnelle yooyu damay wax jëkkëram xaritam Mouhamadou Lamine Diop accompagné na ko si tegal na ko salon boo xamante ni tey jii nii une valeur 2 millions 500 2 millions ku ko gagné yaa moom prix boobu nga xamante ni muy prix madame Kane Kadja. donc tey jii nii yaakaar naa ni incha allah catégorie boobu du yomb bu ñu jugee si foofu dañuy ñëw si ki nga xamante ni mooy suñu doyen di suñu xarit ñu koy wax le doyen Claude Demba Diop bi nga xamante ni tey jii nii dañ koy sant moom itamit catégorie yaakaar naa ni teg na si prix boo xamante ni buñ ko annoncé éleveur bu inscrire woon di nga daw inscrire te inscription yaakaar naa ni collecteur lañ ko remercier bu baax a baax monsieur Claude Demba Diop di remercier ñi nga xamante ni tey jii nii mooy waa Renades ki nga xamante ni moo leen fi teewal muy le président Djibi Wade man di sama président si sama gox ba ma dëkk muy président RERA donc dama koy sant di ko gërëm maa ngi rappelé benn anecdote benn réunion de bureau ñu jóge fa ay guddi réunion bi jeex
mu ne ma Diagne ana sa papa ma ne ko moom mu ne ma ana sa yaay mu ne ma gën leen a fonk man def naa plus de 30 ans si élevage mais niñ la si xamee xaw ma kon gënal fonk say waay yaakaar naa ni loolu yaakaar naa ni si xool di remercier ki nga xamante ni tamit ñoo bokk gox di koy wax Souleymane Diakhaté di président ADER di secrétaire général RENADES di remercier ñi nga xamante ñoo accompagné ñëpp ñi nga xamante ñooy waa RENADES di leen sant rawatina le président Sami Diakhaté di président ADER bu ñu jógee foofu dañuy ñëw si ki nga xamante ni tey dañuy wax ni ñu si bëree bëri dañ daan wax lu wax rek dañ naan raqu Aboukan di ko sant d'abord un grand frère un ami di le président Adam di le président FENAFO di wax quelqu'un ki nga xamante ni tey jii nii élevage Sénégal bu dee ñaar benn bi ak genn wàll gi da see bay lu rëy dëgg la li mu ci def moom du fi. ndax tey dama wax ni Oudé Diagne mu ngi fi dama koy nuyu au passé day faral di wax ni su ma jaayee xaru million wala xar bu cher dama koy gërëmee Aboukan moo koy faral di koy dégg. tey jii nii le président Aboukan di quelqu'un ki nga xamante ni tey jii nii ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk ay 2004 2005 2006 damay wax ni tey jii nii ñun suñu référence la parce que dañ fay fekk ay Grande Royale fekk fi ay Mélanie fekk fi xar yooyu nga xamante ni tey jii nii ku leen gis bëgg élevage kon président Aboukan dañ koy ñaanal suñu borom lafal ko cat guddal fanam may ko wér bàyyi ko ay soxnaam ñi nga xamante ne mooy Dieyna ak madame Kane Aïcha njabootam di sant ñi nga xamante ne ñëpp mooy ñi nga xamante ne mooy bureau exécutif bu Adam rawatina son secrétaire général monsieur Khadim Thiam ak bureau Adam bi yëpp nga xamante ne tey jii nii teew nañ fi en grand masse di remercier encore ñi nga xamante ne tey jii nii mooy suñu parrain bi nga xamante ne tey jii nii mooy Mouhamadou Lamine Diop bu ñu tuddee Mouhamadou Lamine Diop yaakaar naa ni damay faral di wax le naisseur des champions ñu ne ma Diagne lu tax nga wax le naisseur des champions ma ni leen tey Aboukan bu jëlee ki nga xamante ne tey jii nii mooy code juddule ko jox ko xaritam Lamine Diop juddule si màggal champion Saladam 2013 Lamine Diop juddule si Kaiser vice champion Saladam 2012 mais kon bu ma nee le naisseur des champions nee naa Aboukan le naisseur des champions ndax sotti si ak def si ndax tey Abou wax na ko léegi bu juddulee Dieyna grâce à qui grâce à Lamine Diop Dieyna am juree Bachir moomu nga xamante ni moo ñu jur yaayu roi Bachir bi nga xamante ni wax na ko c'est la tendance actuelle te éleveurs yaa ko waxuma ko bàyyi sàll ngaar yi damay wax ni kon Lamine Diop bu nekkee le naisseur des champions Aboukan lan la war a nekk kon dañuy wax ni al élevage sotti sek daf si la di remercier bu baax Lamine Diop bu ñu remercier éleveurs yooyu nga xamante ne tey jii nii dañ fay def dara damay remercier koo xamante ni tey jii nii kenn la si man muy monsieur Yaya Anne ma koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom mi nga xamante ni tey lépp moom la yàlla guddal fanam lafal ko cat yeggali ay mbébétam si élevage c'est que c'est un passionné merci beaucoup monsieur Yaya Anne di remercier ñi nga xamante ni tey jii nii ñoo accompagné parrain bi yëpp rawatina ñi nga xamante ni tey jii nii ñoo jógee ba Kaolack ak région yi lu mel ni Baye Badde Dieng damay jël nuyoo di ko teg ci loxo mu niil ma waa région bi yëpp di santaat bu baax a baax Serigne Moustapha Gueye mi nga xamante ni sama dëkkandoo la sama xarit la di sant bu baax a baax Oudé Diagne mi nga xamante ne tey jii nii yaakaar naa ni ñu bëri dañoo for ñoo bokk ndey ak baay di ko sant bu baax a baax di sant éleveurs yi nga xamante ni ñoo fi exposé yëpp di wax ni damay muccee si ki nga xamante ni mooy doyen Mansour Mbodj di suñu nijaay di suñu papa di suñu xarit di suñu lépp ba ñu taxawalee mbir mi dañoo dem ba këram mag Dramé na ko papa ñuy am benn projet bu ñu bëgg a taxawal ñaanal ñu jëkkati loxoom dañu dégg leen mu ñaanal ñu ne ko nag bu ñu sañoon nga exposé mu ne ma Mamadou man mbas mi laa ci xalaat damaa ragal nii dama ko waxee Dramé ngi nii kon doyen Mansour Mbodj dañuy ñaan yàlla guddal sa fan bu ñu jëlee nuyoo bi da nga koy teg sa loxo nga jàllale ñu ko si magu éleveurs yëpp ak ñi nga xamante ni tey jii nii ñoo la gunge lu mel ni doyen Mor Niang ak Pa Gora Diaw yi nga xamante ni man kenn la si man jërëjëf Baye Gora kontaan nañ si ñëpp rawatina tey jii nii bu ñu dikkaatee dañuy wax ni chaque grand homme yaa ngi une grande dame derrière lui Madame Diop Marie Pia di ko remercier bu baax a baax di remercier bu baax a baax Arena Ladoum ñi nga xamante ni mooy monsieur colonel Thioy di ko sant bu baax a baax si ndaw du ma ko sant damay wax ni tey jii nii mbir mi ñoo ko bokk merci beaucoup di sant ñëpp di gërëm éleveurs yi di leen wax ni nag
compétition bi que le meilleur ñu def ko dans le fair play ñu wax ni c'est nous dans nous affaire bi génnul Sénégal élevage la ku gagné rek dañuy xam ne élevage moo gagné ndax damay wax ni mâle bu koy jël wala femelle bu koy jël ay doomam éleveur bi mënu koo jariñoo éleveur yëpp koy jariñoo tey wala nga xoolee Aboubacar moo juddale magistrat mais tey damay wax ni tey ji nii man mii may na ma tëb ma juddale si ay seex bu góor bi ay millions laa ko jaayee bu jigéen bi tey bu ma si fa ay millions du ma ko jaay kon damay wax ni xar bu baax ñëpp ko bokk xar bu baax ñëpp ko bokk donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di wax ni la fête soit belle di ñaanal ñëpp jàmm yal nañu yàlla defal jàmm mu nekk semaine boo xamante ni semaine élevage la merci beaucoup merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on va No, give me the